Você, e aí que você tem de musique Você la tira lui du ma def lu di la ñaanal yàlla buur bi sàmm la am la yiin la lay leen laaw lu ma def si lay wéy yaay ki ma ñu tëdd ci musique ba tax na ma mucc ma ko waaw yéey du ma ngi ñaan di ñaan di ñaan di ñaan gis nga ko la ma faaw yàlla ba bi man na góor bi la waxaat Desalwalani Kagileti yalam Yalla bukki samule Yalla iburan jari Lubale doxale Wa yalla mane ñaan ci sa kàttan sa yërmande sa dugay iburan jari lay lay laaw Yalla yokki ñaani mooy seen jikaay Thiès Info forever. Voilà donc ami internaute Thiès Info salaamaaleykum ñuy dellu di leen nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant toujours mbégte la ñuy am di jàkkaarloog askan bi ñuy seetaan ndax gis nañ ni yéen a ngi ñuy suivre partout dans le monde mu nekk loo xamante ni suñu mbégte la te loolu mooy gën a tax tamit ci lu ñu nekk ñu mën cee góorgóorlu. Alors tey comme ni ñu koy defee chaque jour dañuy am immense plaisir toujours di recevoir nos invités de marque macha allah dañu doxantu nag fekk ko fii ci studio am donc mu nekk un jeune waaye li ma fi jot a dégg macha allah daw na yaram waaye it neex na loolu dafa mel ni nag Thiès am na ay talent caché donc Thiès Info nii rek lay def saa su ne ak yéen lépp li nga xamante ni war nañ ko mën a seeti mu def boom def buzz dañ ciy ñëw ak yéen. donc ñuy am l'immense plaisir de recevoir Diaw Lia de son vrai nom Alioune Diaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw d'abord maa ngi siyaar waa Thiès Info di siyaar sama mag Omar Seye bi nga xamante ni moo ma njëkk a tett ci musique daan pett temps ci man di nuyu waa Thiès yëpp di leen wax ni dal leen jàmb Diaw Lia original Diaw Lia from Thiès mi ngi nii. macha allah original Diaw Lia en tout cas li ñu dégg fii neex na trop alors mu mel ni dañu bëgg rek nga wax ñu tuuti say début ci musique. waaw Diaw Lia mooy li may wax rek lu nee nañ bu lëkk lekkee arom na ko gërëmee coy donc ba may doog a door ci musique maa ngi doon tarbuyu ci Omar Seye parce que dañuy génn suñu kër dugg këram mu ñuy tegale instrumental ñuy rap créé nañu façon groupe bu nekk da daan dajale jeune talent yi ñuy def groupe rap laa njëkkee woon ci moom ma dem ba commencé di way xam nga noonu laa jàppe woon musique bi ma dem ba benn instant ma ni pourquoi pas ma dem jàngi way xam nga daal di dem Dakar daan naa jouer fii après ci laa quitté dem Dakar nekk école musique foofu def fa 4 ans. ban école musique nga nekk. maa ngi woon Douta Seck quoi ci Adolphe Coly waaw. donc actuellement def nga fa 4 ans génn nga yaa ngi ber sa daara bopp. donc même 4 ans yi ma fa doon def sax teewul maa ngi doon produire maa ngi doon enregistré foofu album Dakar en même temps maa ngi doon jouer ci yenn resto yi foofu yooyu daan enregistré daan def samay répertoire di dajale di teg quoi. alors Diaw Lia dafa am groupe wala moom rek ma joué wala. waaw léegi xam nga dañu amoon naa groupe Dakar samay copains yi fa nekk dañ may joué donc comme léegi lu ñu naan affaire bi dafa commencé màgg parce que tey bu ñu demee ba nga xamante ni sama mag batteur la ay doomam musicien lañu dañu bëgg a def Diaw Family ci lañ nekk nii def suñu orchestre boo xamante ni Diaw Family lay doon. waaw ci loolu lañ nekk. alors di leen fàttali dafa wax léegi magam di leen fàttali nag ne magam mooy Macoumba Diaw dinaa kooku moom kenn dootu ko présenté fii ci Thiès macha allah mu mën loolu li muy def nag gars yi apprécier ko loolu. alors ngeen bëgg a def benn groupe ngeen tuddee ko Diaw Family donc ce qui veut dire que da nga jóge Dakar ñëw Thiès. waaw non jógeeguma Dakar sax donc mais li ma bëgg mooy que ni li ma doon def yëpp daanaka gis naa ne ñor na. teewul maa ngi doon jouer Dakar dama bëgg a wàcc ci Thiès su ko defee waa Thiès xam ni seen doom jooju dawul mi ngi fi ba léegi dama demoon rooti li ma root nag laa bëgg a wàcc biir Thiès waaw dama bëgg daal fépp fi nga xamante ni mooy bërëb bu ñuy jouer ma bombardé ko te pare naa pour loolu. mais est-ce que dina yomb xam nga lu tax
jeune talent yaa ngi fi di cartonné macha allah. waaw xam nga mooy li may wax rek xam nga léegi musique bi mooy loolu seen talent yi ngi fiy dégg yëpp ñu ngi liggéey macha allah maa ngi dégg effet yi mi ngi may dal dégg naa mais xam nga nit ku nekk sa bopp nga xam mais ku wét ku ne xam sa baay loolu la ko olof Njaay di waxee baat bi dëgër na nag quoi mais waxu olof Njaay la duñ ko bañ donc man xam naa ne li ma liggéey tu lu nit ñi war a jël di ko sànni mbalit parce que dañ ne loo doon taalibeem doo doon sëriñam te dawuma Dakar daw fa bañ na ko boo xoolee samay Facebook lépp lu may dugal dama naan original Diawliya from Thiès ba am na ñoo xamante sax dañuy jalu ci loolu mais Thiès laa am li ma doon liggéey pour Thiès ta dama bàyyi ay cachet yu bari dama wuti xam-xam parce que daan naa jouer Sams maa fa doon jouer chaque samedi daan naa jouer Palais des Arts Beuz yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana moom daf ma daan woo kaay jouer may quitté Dakar ñëw di ko defal ay acoustique di delluwaat daan naa ko def xam nga mais dama dëxañ loolu yëpp parce que xam ni xaalis neex na trop mais xam-xam moo jiitu xaalis parce que xam-xam boo ko amul pour nga am xaalis du yomb wa ilaa buxum ngay def rek man voilà. nit ki moom ci lépp looy def foog nga am ci expérience boo ci amul expérience doo dem mais dama dégg sànq nga ne ku wéet xam sa ñu baal ma si kàddu gi xam sa baay kon dama mel ni da nga bëgg a wax ni xale yi daal yaa leen mën. non du kii sax xam nga ku ràcc jëmale sa boor rek day dëll waxu olof Njaay la mais musique dafa nekk loo xamante ni ku xeeb sa bopp rek doo dem man dama jàpp ni àdduna bi yëpp maa ci dàq way man philosophie boobu laa def sama bopp mais je suis quelqu'un boo xamante ni damay apprécier man woykat damay daaneel man su ma gisee ni da nga am talent dama lay dund quoi damay jël say son di ko déglu man aw ma xaar ma yàlla ci loolu waaw damay nangul artiste lu mu mën dama koy nangul mais teewul damaa gëm sama bopp parce que Michael sax bu taxawee na ma kaañu diwo ma taxaw waay Youssou Ndour bu yéegee concert wàcc nit ñi di ñibbi su ma waree gée damay gée bu dee benn nit moo taxaw di ma seetaan dinaa ko bégal dem man philosophie boobu laa am ci musique. mais gis nañu showbiz bi musique bi dafa serré actuellement surtout nag à Thiès nga xamante ni presque jeunes yëpp ay way yow bi nga dalee nekk ci musique bien vrai que bàyyi woo woon sax mais demoon nga jàngi ñëwaat ban jàngat ngay am ci loolu. waaw xam nga man boo xoolee sama gàddaay la ko gars yi di waxee xaw ma sama gàddaay réccu ma ko xam nga lu tax parce que album bi ma def grand musiciens yi ñuy lim ci Sénégal ñoo ko def. sama album Laylo Jules Bater Thierno Sarr mi nekk ci Youssou Ndour Papis Konaté Zano musiciens yu mag ñoo def sama album boo xamante ni ay millions laa ci def wax dëgg yàlla dañ ma produire fayal nañ ma 2 millions 300 pour album def naa ko ba pare 3 millions 300 la mais 2 millions 300 dem na mu des 1 million pour duplication CD yi ak yenn effets yu ndaw yeeg pour yenn promo yooyu ci loolu laa nekk. donc loolu damay sant yàlla su ma toogoon Thiès bi du ma ne duma ko am sax yàlla moom mun nga toog fii sax mu yëkkati la yóbbu la foofu mais tey nga dem ba grand musicien yi nga daan gis ci télé bi ñuy gérer ki nga xamante ni xam nga monument la ci musique tey ñu dem ba di la géewal loolu sant yàlla la ngay dem Dakar di nekk ci yenn plateau yi xam nga di dem ci yenn bërëb yoo xamante ni da nga daan toog di fa reeba Just For You maa fa doon gérer ay première partie Pape Diouf dama daan mujj gi ñu dem ba di ma woo sama jour bopp ma fay gérer loolu sant yàlla la donc man nag dama namm ñëw Thiès bi nga xamante ni fii laa cosaanoo ñu naan dëkk la Jor Jóob Ngoone Fatim mooy danga koo bëgg a ñëw mooy nag bu mu dëgër këcc waaw loolu laa bëgg. fi lu rëy ndab li daal waaw ndab li lu ñu naan yaatu naa dinaa ko bokk ñëpp mais daal bëgg naa daal gën cee suur. alors bi nga ñëwee Thiès boobu ak léegi est-ce que jot nga def ay spectacle. noonu instant ni gëddëgoo sama ñëw retour baa ngi nii mooy tey damay jouer diine ak sama groupe loolu moom mi ngi nekk xaw ma université la xaw ma man sax xaw ma de man gars yi ñooy engagé rek man way rek. sa manager quoi parce que. moo mbëkkumba waaw mais mbëkkumba moo jël kii bi nu mu tërati moo jël affaire yi nu mu tërati contrat bi waaw ne ma am naa contrat bu mu war a jouer ñëwal jouer ko wax ma lii mu arrangé ma xam nga ma dem. parce que Thiès na mën na ma donc ñëw naa mais dama def retour boo xamante ni bëggatuma toog dama bëgg chaque weekend ma jouer loolu laa bëgg waaw moo mënee jouer sur semaine bi yëpp dinaa ko def
est-ce que jouer semaine bi yëpp du am lu mu lay parce que répétition déjà dafa metti donc boo bëggee di jouer du lundi au samedi est-ce que loolu aussi du jouer. xam nga musique moom dafa am lu mu laaj mooy noppalu tey mën nga dem ba répéter say musiciens yi nga xamante ne dañoo calé pour jouer ak yow bu ñu miinee sa répertoire yow sax mën nga toog di nelaw ñoom ñu répéter loolu la quoi musique loolu la laaj mais li gën a bon mooy chaque jour nga changer musicien. wala ngeen war a di dem fële ne ci concert ba di improviser woo musicien mu ñëw répété wu leen loolu baaxul day yàq carrière artiste. donc on peut dire que groupe bi complet na quoi. waaw ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey nag quoi mais des na mais ñu ngi liggéey parce que minute bi carrément amaguñu ko parce que boo dee xool benn yoon lañ répété mais gisoo léegi dañoo branché rek joué voilà xam nga mais ñun xam nañ suñu bopp des na mais tamit bon ñaan nañ yàlla màgg. ba ñu ko suñu grand yi di defee xam nga ñu ko ñoom Youssou Ndour di defee bay nekk artiste international ñun loolu lañ bëgg a teg suñu tànk ci loolu laa nekk nii quoi. mais aussi sax si benn lay commencé. voilà waaw. alors for nañ ci weewu bay ne Diawliya rappeur la woon donc de rappeur à mbalax transhumance boobu pour la. waaw xam nga man dama amoon mag buy rap ñun suñu famille dafa mel ni yàlla dañoo nat suñu taaw yaay. rappeur la woon kenn taan gi Baba Diaw ma koy nuyu mooy suñu taaw mooy suñu mag ju baax bi nga xamante ni daf ñu bëgg te yàlla tax donc moom da daan rap mais ñoom ñoo tegoon tànk Thiès ñoom fu waa Flash danger dañ leen di yóbbu fu ñu danger concert day tas xam nga mu bëggoon leen nag daan déglu rap bi bu ñu daan toog ak gaayam di man dama naan attaay déglu ñuy freestyle ma bëggoon rap tàmboon loolu mu jóge man dem naa benn instant Thiès ci boppam rappeurs yi nga fiy gis artistes yëpp man ñu bëri dañ daan ñëw ci man di tarbu yu ñu bëri ñi ngay dégg fii Thiès ñu bëri xam nañ ma bu baax parce que man lu ñu naan yaayu seex lu muy tëddee waaw man noonu laa tëddee woon ci gars yi man aw ma ci woon xaar ma yàlla kenn ñoom boo leen ko waxee sax dinañ la xam nañ ko bu baax rappeurs yi nga xamante ni yàgg nañ ko ci ne Diawliya bu la waxee benn bu bon dina la fukk yu baax. mais est-ce que relation yooyu nga am ak ñoom ñu ngi continuer. ñu ngi continuer parce que ku ma ci gis dina ma ne grand na nga def nam nañ la lii ak lii aw ma ci kenn benn problème ñoom xam nañ loolu muy DJ muy ñoom Crézé tout ay boss ñoom ñëpp. souvent dañuy dégg ne dañuy dégg ci gars yi ñu naan concurrence bi dafay bëri seen biir ba nga xamante ni peut-être déggoo bi ngeen war a déggoo du am. ñun jamono bu ñu nekkee fii Thiès daanoo dégg 7 places. dañoo xooloon 3 meilleurs groupes yu nekkoon Thiès formé def benn groupe fu ñuy jouer dañu daan jouer sax ñu ñuy tagal ay jaasi li may wax nii képp kuy artiste fii Thiès xam na li may wax ñun dañu daan organiser soirée spéciale boo xam ne day fees dell bay tuuru. moment bi ngeen di rap wala. moment boo xamante ne man maa doon way ñeneen ñi di rap man maa doon sool ñeneen ñi di rap fu ñu musaan jouer kenn du jouer li ma lay wax nii def nañ son 7 places def nañ ay son politiciens def nañ lépp doosa ñoo ko daan feesal boobu ñu nekk groupe boo xamante ni dañoo gëmoon suñu bopp nag dañuy ñëw sansalu neex dem Dakar enregistré suñuy son yu nice ñëw toog li may wax nii ñu ko dégg dinañ xam li may wax après par la suite bon dañ toll foo xamante ni ñu def nii ku nekk dem xooli sa yoonu bopp waa dem kii waa xam nga voilà. tout à l'heure dégg naa la nga tudd ay kàngam yu mag ci wàllu musique donc est-ce que jot nga génne clip wala. waaw xam nga am na ay jamono def naa benn single génn ko clip mais dama dem toogaat xoolaat bu baax ne musique bi booy def da ngay def lu kenn deful fu mu toll nii man dama enregistré ay son xaalis bi ma yor man bala maa kontaan rek ma jubali studio man noonu laay dundee Dakar noonu laa fa mel ba borom studio yi sax dañ maa respecté ñoom bu ñu ma gisee rek day xam ne kii daa yor xaalis moo tax mu ñëw du ma fréquenté studio du ma fréquenté ay fu rappeurs yi daje di nekk ci diw man studio su ma fa demee mooy son moom fa yóbbu wala borom studio ba woo ma ne ma kaay déglul ma lii parce que day xam ni am naa tuuti oreille musicale luy dem tamit mun naa la ne lii day dem man sama xaalis ci musique laa koy def lu ma am musique laa koy def waaw. donc à part clip boobu nga jot a génne waatoo beneen clip sinon comme ni ma la déggee def nga ay son denc ko. waaw génne naa ay son yu bari am na ay son yoo xamante ni sax moo ngi studio am na ay son yoo xam moo ngi studio gàmb gi doon naa génne benn son Serigne Babacar mais dama dem ba koy génne maa ngi koy nuyuwaale sax Youssou Dieng bu Wally Seck
donc sama grand la sama gaañ la parce que ñoo bokkandoo woon Douta Seck man ak moom ñoo doon defandoo même cours. en tout cas xaw ngeen a niroo sax. waaw Youssou Dieng waaw xëy na loolu la moom mu nekk grand bu baax xam nga bëgg ma mu déglu affaire yi fekk mi ngi Paris dégg gis ko sama statut taf mu expliqué ma ne ma rak lii bu ko génnee bàyyil ma ñëw yóbbu la ci Papis seen studio ba nga enregistré la ko ma defal la ko album ma defal la ko son defal la ko clip waaw. mu mel ni da nga am ay relation yu particulier ak musicien sénégalais. waaw loolu moom yàlla dama cee dimbali man artistes yu bëri dama leen xam bañ na ko ba tey kuy def anniversaire sax ci sama ñi ma xam dama leen di woo téléphone ku ma woo na la defal ma vidéo diw laa bëgg nga woyal ma ko nga defal ma vidéo. Oumou Sow moom waxatuma waxam sama doom ndey la su ma ko woon léegi na ko damaa bëgg nga ñëw Thiès léegi day ñëw yàlla moo ñu bindee loon man moom yàlla damaa dimbali ci loolu du dara quoi nit la ñu may nit mais tamit nit ku nekk am na nooy mel ba nit di am sa yëg-yëg am na ñoo xamante ni yàlla moo sàkk ñëpp mais nit ñi bokkuñu am jot am na ñoo xam ne amuñu jot ba da nga yaakaar ni faalewuñu la fekk seen ñàkk jot moo leen dul may loolu boo amul compréhension rek da nga leen di dëkkal fa ñu dëkkul mais boo leen toog ak ñoom xam leen bu baax xam ne ñoom ñëpp ay nit ñu baax lañu non woykat mënul bon artiste mënul bon parce que lu nekk ci xolam mooy bégal doomu aadama donc moo tax des fois su ma gisee ñuy juger artiste di wax dafa bon dafa laa dafa lii daf may def problème dafa naan noo kooku du artiste dañ ko koy jiiñ waaw mais ñoom. waaw loolu moom defe naa ne esprit sénégalais la sénégalais moom dafa ñemee juger nit mais comme li ñuy wax rek bu ñu la séentu si gaalu xat ñu fekk la nga fay lekk loolu moom kenn mënu koo bañ te je pense que sax loolu wax jooju mooy tax nit di gën a am jom di gën a avancer. non dëgg la moo tax man daal man sama concept moom laay wax chaque fois man daal li ma gëm mooy gis nga ku lay conseiller yow na la conseiller lu jëm ci sa micro bii ak say questions yi ngay posé moom nga bëgg. leneen lu mu la wax rek nga vee ci leneen lu mu la wax rek ay waxu caaxaan la man concept boobu la am nit ki lu mu bëgg da nga ko ciy jàppale ñaax ko ci bu dee nag lu bon la nga jéem a fex noo ko ci dindee te di waxante lu baax di jëfante lu baax ku bëgg a avancer rek del def lu baax boo ko defee rek di nga gis résultat bi ñaar yëpp am résultat nag bu bon am na résultat bu baax am na résultat mais bu bon bi bu ñëwee di nga mere ku la deful dara man moo tax musique bi jaralu ma def kenn lu ñaaw su ma ko naree def nit yàlla na këpp sama kaw man mii di Diawliya. alors nga dellu si waat Thiès macha allah waa Thiès ngay doomu Thiès te xam naa ne waa Thiès bu ñu la seetaanee dinañ xam ni danga ñëw ak doole est-ce que mën nga ñu wax tuuti les projets à Thiès lan la. waaw Thiès moom gars yi yaakaar naa xam nañ ma bu baax ndax waaw xam nañ ma mais parce que man damay ñëw def anniversaire. mais bu ma ñëwee war a jouer damay tiit dama ne nit ñi fan la ñu nekkoon man saa may def anniversaire yàlla dimbali na ma damay gise fermé man yàlla moo ma dimbali ci loolu ba damay ñëw def tàndbeer jox ko daam seen mu tëggal ma ko fii mu fees dell ay artistes yu mag déplacé wu ñëw Thiès xam nga su ma wootee Palais des Arts day fees dell nit ñi dañuy ñëw donc bëggatuma di ko def par un an dama bëgg di am ay jours Sams ak Palais fépp fuy bërëb bi di ci jouer live nit ñi di ñëw te loolu laa pare pour def ko waaw. yaa ngi ciy dox j'espère. waaw maa ngi ciy dox mais xam nga lu ñu naan tepp a gën yu reet voilà man ci loolu laay nekk bëgguma përëx bu njëkk ba loolu laa meloon mais damaa dem ba xoolaat ni loolu amul njëriñ yàqu la lay indil. alors loolu amul njëriñ yàqu la lay indil loo gis rek ndànk-ndànk la ba keroog ngay atteindre sa objectif alors tey sànq yaa ngi koy wax ci sa biir wax nga ni da nga am fooy jouer mu nekk soirée je pense. waaw soirée la diina la man sax damay fàtte ñu ko organiser parce que xam nga mbokk moom moo jàpp ñëpp donc ñoom chaque année dañ koy def léegi ren nag bon man lañ jël pour ma def ko waaw xëy na lu tax ñu jël ma xëy na gis nañ samay bagages. moo tax ñu sentir ma jël ma donc man nag li may ñaan mooy léegi mu jot yàlla may kàttan bu baax ak yéen a bégal bi ma leen am pour bégal leen ko yàlla dooleel ma ba ma bégal leen ba nga xamante ni dootu ñu gis benn artiste ci àdduna ku dul man loolu lay ñaan yàlla. xam nga musique dafa bëri ay points Diawliya ban genre musique lay def am mbalax wala dafa am leneen lu mu ciy boole. waaw man nag boo gisee man la gàddaay bi demoon wuti musique demoon jàngi musique pour di def variété la. waaw man damay reggae damay afro boo ma tegalee salsa dama koy woy damay R&B
xam nga damay way mbalax sax temps yi maa ngi koy way nice waaw façon musique daal ma sentir ni mun naa ko dem rek dama koy def parce que jàng naa loolu ci école musique bi ba di ko def. sànq gis nañ la nga way macha allah suñu maam ju tedd jooju muy Serigne Babacar. waaw xam nga rek non man ab murit laa mais tey boo ma fekkee fi ma dëkk da nga naan tiijaan la man ab murit laa mais du ma tàdde xadara du ma tàdde wasifa waaw parce que budul dara man samay famille papa ñoom ñëpp ay njigéen yi lañu ay njigéen yi lañu nit ku nekk nag ak ku la yàlla di booleel man yàlla ma boole Serigne Touba ma bëgg ko waaw mais bañu ma kenn ndax ku ci tàllal loxo rek ma dékku say ñaan parce que ñu ay yàlla may lañu ñoom ñoo téye suñu àdduna bi ñoom ñooy dundal diine gi ñoom ñoo jox ñëpp xam-xam ba tey jii nii dara sooxewul xam nga moo taxit ñëpp laay way naa Serigne Touba way naa Serigne Babacar ku ko dégg bëggal ma waaw te wayuma ko pour di ci lekk xaalis wala bu ci lii dama ko bëggoon moo tax ma way ko waaw te bu ma koy way gis naa résultat bëgg naa koo génne li jënd xaalis bu ma produire ba def ko clip ñooñu kenn du leen am yéene si ñoom ba te du antu. mi ngi noonu voilà mi ngi noonu moom boole na ma kenn koo xamante ni dama koy defal gratuit kooku tey loolu mu may defal nii àdduna bi yëpp mën nañ ma ci xam ndax yéene la ko defaree kon damay dolli di sant yàlla waaw. sànq dégg naa nga wax tudd 2 millions 3 millions kon ce qui veut dire que ne musique bi yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. waaw non xam nga loolu dañ ma ko produire loolu sama grand moo ma ko defal mu produire moo génne xaalisam te sama dangaa bëgg a dem Europe ma ne ko bëgg naa dem mu ne ma Europe wala produire ma ni produire mu ne boo waxoon Europe dama lay mere parce que musique nga bëgg nga dem jàngi ko Europe dina ñëw mun naa la yóbbu Europe suba léegi kan nga xalaat ma xalaat Zanu mooy le meilleur guitariste fii Sénégal album yu bëri yi ngay gis moo ko doon def mooy musicien Viviane newatuñ fi sax ñu ngi France léegi ma jël projet bi woo ko mu ñëw kër ga ñu toog waxtaan mu def bilan am ñu may ko mu def bilan am xool artiste def sélection am ne temps mooy album bi jumoon na ba 4 millions 500 ñu waxaale di waxaale fekk avant boobu def naa benn morceau bu ma enregistré Presse Art ma fay 350 000 ci benn ngoon nii benn son bu ñu naan sant naa yàlla ma enregistré ko ba pare grand bi gis affaire bi nice mu ne non pourquoi pas mënuñu ko def album ñu woo Zanu ñu waxtaan ñu dem ba mu ne 3 millions 300 ñu boole ci 350 yooyu muy 3 millions ñu joxe 2 millions ñu tàmbali def lépp woo musiciens yi sélectionné leen enregistré def lépp donc xam nga lu yàlla namm kenn mënu ci dara par la suite gars yi quitté Viviane dem France toog fa ñoo yor sama projet bon may masla nànk-nànk mais man damaa nekk koo xamante ni ka yoroon sama album ngor bi ma ji mënuma déborder ci mbirum àdduna may maslaak moom di maslaak moom chaque jour mu woo waa ji yore sama projet Papis Konaté ñuy maslaak moom di maslaak moom ba tey jot naa samay projet waaw dama ko bëgg eggale mu jeex tàkk ma génn ko Thiès parce que album international laa def. alors à part after work yi nga wax ni moom nga bëgg a def ci différents restaurants yi wala boîtes yi lan leneen ngay envisager lu rëy fii ci Thiès en tant que doomu Thiès. waaw man su ma sañoon man li ma gën a bëgg Thiès xam nga mooy lan bu ñu nee fête de la musique man ma taxaw promenade ba man teg sama ngandi sono ngandi orchestre defal leen live bu saf-saf ba fajar ñëpp ñibbi ñu xam ne Thiès bégg nañu am nañu artiste. man tànk boobu laa bëgg a taxee mais ci kaw loolu il faut waa Thiès gëm seen artistes yi ñun ñu gëm parce que ñun bu ñuy reyante ñun ñoom ñoo tax ñuy reyante mais bu ñu fi teggee teg keneen dëgg-dëgg ku ci nekk am na ku la yàlla di booleel mais tamit dañ ne Olof Njaay nee na bay say catuwee donc li nga am donte sax bu dee da ngay sentir lu mu lay bëggal bariwul sax mais moom nga am jafandu ci parce que ñuy bàqoo Thiès di tiitaroo Thiès boo waxee ñun la Thiès lañu gëm lu ñu root Thiès bii la ñu indi lu ñu am fii lañ koy def donc ñoom ñoo ñu war a mën a jàppale bu événement amee ñu taxaw ci mairie bi taxaw ñëpp ne artiste Thiès ñooy g xeex loolu artiste Thiès ñëw ku ci nekk teg sa groupe g ñu foo kafre dem ñibbi loolu moo mën a dundal suñu musique bi
parce que waa Dakar yi xam nañ ñu de bu baax a baax a baax te dañ lay jox cër man mii di wax ak yow dañ lay jox cër waaw. alors est-ce que Diawliya duñu may tuuti ci Serigne Babacar Sy bi. Sëriñ Babacar moo jël ci Tijaani suñu ne Tijaani buy bëggee muy Sëriñ Babacar lay bëggee Sëriñ Babacar lay bëggee waaw ko muy Tijaani waaw Babacar wuy ma Sëriñ Babacar mooy kenn ci Tijaani Sëriñ Babacar mooy kenn ci Tijaani en tout cas neex na rien à dire man moom fecc naa ba ñàkk fi mu toll nii en tout cas lii moom nee na boo ko dee faral di def moom fii Thiès moom li nga wax sànq rek yaay seen baay gars yi dañuy nangu par force waaw macha allah donc way nga fi Serigne Babacar Sy sama Serigne boobu yàlla na yàlla yokk leeram te tas ñu ci barkeem way fi suñu maam yi tedd yëpp macha allah daal yàlla yokk seen leer te tas ñu suñu barke bég nañu kontaan nañu trop lan ngay tëjee émission bi. waaw donc man li may tëjee rek li ma tëjee rek laay tëjee mooy Omar Seye li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defar parce que lépp lu ma am rek dama ko ciy gis daal te nit ki buy raam di la buux di la boot bu siggee yóbbaale la donc boobu léegi xam nga mi ngi ci dama koy woo téléphone sax wax ko benn affaire mu décroché ma te temps mayu ko donc mi ngi am yëg-yëg ci man ba léegi mu nekk ku baax xam nga yéen tamit aussi seen liggéey ngeen mën ko macha allah yàlla na affaire yi gën a yokk di remercier Thiès Info law ba faw xam nga di leen wax ni Diaw famille mi ngi fii xam nga bëgg nañu daal Thiès ñu noot ko suñuy loxo ci tànk yooyu lañu nekk waaw di leen ñaanal Thiès Info ca kaw waaw bëggee waaw. en tout cas bég nañu mais maataa man may tëj damay dugal tuuti Makumba moom mu ñëw dugg si tuuti comme moom mooy manager bi mu dugg si tuuti nag wax ak gars yi par rapport ak programme yi nga xamante ni ñu ngi koy préparé Makumba en tout cas li nga tëgg nice na trop man moom damaa fecc ba fi mu nekk nii xawoon wee def voilà donc Makumba ngi nii mu nekk manager donc moom la ñuy dekk suñu micro rek mu wax ñu tuuti ci lu gàtt rek mu wax ñu programme yi naka la tëddee il paraît que da ngeen am benn soirée tey ci guddi ni mu demee. asalaamaaleykum Khadija ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di am mbégte bu baax ci ñëw bi nga ñëw fii ci studio Askan Musique donc seet si woon Diawliya muy sama raq donc mu nekk booy boo xamante ni dañoo déggoo quoi ñu ñaar. donc on s'entend bien bon ñu ngi liggéey nag pour Sénégal mais pas sax pour Thiès bon avant nag may sori damay remercier suñu grand Omar Seye di sama mag di sama lépp daal bon moom daal lu ma wax rek ci moom rek weesu na loolu daal waaw parce que bon mu nekk koo xam te ni man bon su ma soree ci musique wala su ma amee tuuti réussite ci àdduna rek dama ko koy santé ndax dafa am lu mu def ci man ma jël ay jukkoom yu bari ci moom yoo xamante ni liggéey rek la xam. donc ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi et puis lépp lu muy sumb rek suñu borom di ko ci jàppale ndax Thiès dëkk la boo xam te ni liggéey fi dafa jafe mais comme li may wax rek l'expérience fait la différence waaw. donc ñun nag dañoo am projet ñun dafa am lu ñuy def
ndax musique dafa am lu mu laaj li mu laaj mooy liggéey bi lan la àndal xam-xam ak ouverture di partager reprendre ñu morceau kenn suñuy morceau la ñuy def parce que dafa am lu ñu bëgg fii ci Sénégal ndax soo xoolee musique mi ngi disparaître parce que dafa bëri foo léegi ku jóg waay te ñoo am yoon bu ñu jëm non seulement ñi ngi wàcc ay affaires yu bëri biir Thiès di ko wàcc biir Sénégal et puis sur le plan international ndax dafa am suñu style bopp bu ñuy def te donc yaakaar naa ni ñun war nañoo mën a jouer fu nekk ci àdduna bi mais li ci des rek mooy liggéey te ñu ngi ci boo xoolee tey sax am nañu programme bu ñu war a jouer ji à l'ENSA donc mu nekk programme bu mag ay artistes yu mag ñoo ko doon jël di ko jouer mais gars yi dañoo ñëw xool lu ñuy def mu intéressé leen ñu jël ñu kon donc ñun nit ñi ñoo ñu war a jàppale waa Sénégal ñoo war a jàppale artistes yi voix bi ñu jël nag ñun suñu style bopp lañu yore reprendre ñu kenn dañuy liggéey def ay recherche tout juste pour mën a am ay album international en même temps di mën a produire fu nekk ci àdduna bi taalal ñëpp suñuy loxo ku ñu mën a jàppale ci li ñuy def nga ñëw jàppale ñu ku ci am xam-xam wala loo xamante ne daf ñuy apporter dara boo ñëwee les portes sont ouvertes kon donc ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ñuy def encore di remercier Sey Latir ndax lii dafa am solo trop ndax ñun dañoo toog fii rek su du woon moom kenn duñu gis ci àdduna bi ñu ngi lay ñaanal lépp loo bëgg ci li ngay liggéey yàlla defal la ko Aïssatou yow it kontaan nañu di remercier Abou aussi caméraman bu ñaawal bi quoi tukulóor bi boo di am mbégte nag di ñaanal ñëpp nag yàlla ñëpp am jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm sax quoi. voilà donc dégg ngeen ñaari artistes yu mag yi fi ñu tëjee donc man fi ñu tëjee rek foofu laay commencé li ngeen wax ci Sey Latir macha allah kooku mention spéciale zéro faute ñun suñu DG la nekk nañu ak moom xam nañ di vraiment liggéey rek la gëmul leneen donc de passage aussi avec ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk Thiès Info ñu ngi koy remercier waat bu baax duñ ci taay bu baax voilà donc l'émission tire à sa fin duñu def rek lu dul jox leen dig daje très prochainement te di ñaanal suñu artiste bi doomu Thiès bi yàlla teg ko loxo bu baax a baax parce que man li ma dégg fii daw na yaram fecc naa ba sonn macha allah Diaw voilà surtout Diaw famille donc c'est une famille voilà donc mu ngi noonu yàlla teg leen loxo def xéewal ngeen avancer ci kaw ca kanam xëy ci géeju bànneex ci barke Seydina Mohamed ayca mi ngi noonu dig daje demain incha allah ak beneen invité d'ici là portez-vous très bien merci beaucoup. Mama di xam di la wéy Mbàkke bala Aysa Sëriñ Tuuba Mbàkke yaay ki ko mérito Chira Fall Baño La ilaha illallah imam Sëriñ Bamba woona ko mooy Ahmadi Bamba di Xaadimu Rasuulillah may sangu mi ne fi man moo ma yem ka ma yem Sëriñ Tuuba moo ma yem Mbàkke bala Aysa boo ne jas jaasa moom te moom jaasa xëy mes dañ ci saxam jeje moo di Mustafa Sëriñ Tuuba ko doomu woon waaw ñu bañu leen mbir Sëriñ Bamba yañu wamat xamal ñi mbir te ñu ci yoonu diine lislam ñu ngay tabaar ñu bañu leen jëf Sëriñ Bamba yañu wamat xamal ñi jëf te ñu ci yoonu diine lislam ñu ngay tabaar ñu boole Bamba di xalam di la woy Mbàkke bala Aysa Sëriñ Tuuba Mbàkke yaay ki ko mérito Tuubaay gënal Tuubaay gënal c'est pas We are
la